téléspectateurs yu ITV namoon naa leen bu baax a baax c'est un plaisir de vous retrouver ni ñu koy defee àllarba bu jot ci seen émission Ndaar yi tous les mercredis ñu fi dalal ay kàngam nag tey nag suñu gan ci seen émission Ndaar yi di Amadou Tidiane Wane di nekkoon fi ministre de la culture Amadou Tidiane Wane di bindkat itam ñu koy dalal tey ci seen émission Ndaar yi war a ñëwaat ak Amadou Tidiane Wane ci coowal avion présidentiel bi ak fi réew mi toll actuellement war a ñëwaat ak Amadou Tidiane Wane ci découpage administratif bu bees bi ak coow li ci am war a ñëwaat ak moom également ci li nga xamante ne moo di élection locale yi jafe-jafe yi am fële ca Mali suñu dëkkandoo yi ñu war ci ñëwaat ak moom Amadou Tidiane Wane nekk studio ak Alaaji Baba Ndiaye Baba dama lay bàyyi nga dalal suñu gan ginnaaw bi ma la nuyoo. jërëjëf Aïssata Diaty Fall ñu lay gërëm bu baax a baax am mbégte dalal la ci plateau bi ñu nuyu tamit mbokku téléspectateurs yu ITV yëpp gërëm leen ci ànd beeg ñun comme ni nga ko waxee nag ñu am mbégte dalal tey Amadou Tidiane Wane nekkoon fi ministre am mbégte bu baax a baax dalal ko suñu plateau Ndaar yi monsieur le ministre ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci nangu wisi bi ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yu ITV. jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant di la nuyu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan. ak di am mbégte toog ak yéen ci waxtaan ci fi réew mi toll. oui alors luy ay nag di njàmbat loolu la ñuy wax souvent coow li nag jëm ci roplaan bi nga xamante ne nii jënd nañ ko jagleel ko président bu Sénégal coow li nag bëri lool monsieur le ministre yow en tant que ancien ministre mais en tant que citoyen sénégalais lan moo ci sa appréciation bu njëkk ci avion bu bees bi ñu fas yéene daloo fukki fan ak juróom-benn ci weeru sulet at wi ñu nekk. waaw jërëjëf coow li bëri na maa ngi mel ni Sénégalais yëpp di déglu li ci nit ñi di wax li may njëkk wax moo di ne réew mu nekk war na am ay mandarga souveraineté avion présidentiel bi ci la bokk ba ñu koy tuddee avion de commandement wante li nit ñi di coow du est-ce que war na am est-ce que warul am li nit ñi di coow moo di jamono bii réew mi toll ndax jaadu na ñu jël xaalis bu dey noonu def ko ci avion. oui ndax nag ba avion bële Pointe Sarène paane ba léegi wala ba mu gaaree ba léegi président ngi dem di dikk kon ay yoon ak ay pexe pour muy dem di dikk am na loolu ëlëm na xelu sénégalais yi ñaata la jar ñi ñaa ngi ne 60 milliards. 60 milliards yooyu am na ñoo xam ne ñii ñu ngi xayma lan la ñu waroon mën a def ak 60 milliards lu dul jënd avion boo xam ne bii yenn saay danay teer ci suuf te du tukki yooyu yëpp ay arbitrage la wante li ci gën a am solo moo di réew suñ koy yor dañ ko war a yor ci li ñuy wax transparence maanaam leeraange maanaam sooy diriger réew te réew ma ña fa nekk yàlla peut-être def na yaa leen ëpp wërsëg ba nekk président mais ëppoo fa xam-xam da ngay waxtaan ak nit ñi da nga leen di wax fii la ñu toll lii am na lii laa bëgg a def nit ñi xam ko ndax du ñu ay xar yoo xam ni dañuy sàmm dañu di ay doomu aadama yoo xam ni dañu tànn ci sunu biir élimaan su gàggee sax dañ ko gàgganti kon rafet na balaa ngay jënd ba nga fas yéene jënd nga siiwal ko am na ci nguur gi ñuy naan secret défense loolu teguwul fenn ndax tey prix wu avion bi ñëpp xam nañ ko mu ngi ci internet. da nga bokk ci ñuy jàpp ne jënd avion fii fi réew mi toll du priorité du yitte du farata. du farata ci sama gis-gis fi réew mi toll ak fi askan wi toll. lu tax du farata. ak di xam nga su fekkente ne toll nga ci réew moo xam ne bii wóor na la ne wóor yàlla ne. bëri na fi ñu fay xam ni suñu ndekkee duñu añ suñu añee duñu reer ñu xam ko ñu bañ ko xam moo fi am nga génn ci ay événements yu métti yoo xam ni xiif la ay doomu aadama génn dem ci ay magasins jëluñu ay télévision jëluñu ay frigidaire ay mburu ay boisson ay pomme ak i sorance lañ jël loolu dafa daw yaram bokk na ci li ñu war a bàyyi xel empathie bi ay dirigeants war a am ci askan bi nga xam ne bii moom la ñuy diriger. bokk na ci li nga xam ne lii rafet na su fekkente ne mbas mi ñaari at a ngi nii ñi ñaa ngi toog ñii seeni entreprise tëj nañu
ñii ñu ngi banque seeni loxo ndax amuñu li ñuy liggéey fuñ ko jaayee yooyu yëpp su amee ñu jënd avion dëgg la ñun réew mee ko moom wante benn nit war ko jëriñoo ak luñ ko jox cër mënoon na xaar tuuti. mais ba jamono ji ba pënd mi wuri. mais monsieur le ministre benn nit boobu je pense c'est pas n'importe qui je pense la sécurité du président xam nga bi ngay wax ci sa entame propos yaa ngi wax une question de souveraineté. je pense sécurité suñu président sax ci souveraineté la bokk est-ce que la sécurité du président dafa war a xaar opportunité. c'est vrai métti na et tout mais la sécurité d'un président autant suñu lekk ak suñu naan ni mu nekkee priorité je pense pour suñu sécurité ñun sax noonu la nekkee priorité. sécurité président ak sécurité Samba Ndiaye moo yem du ñu waxante dëgg rek. sénégalais la. comme ñun mais yàlla moo bind te yemalewul. defal ndànk yàlla moo ko jiital réew mi loolu laa wax sànq. jox ko teraanga yu mot sëkk wante moom. war lu nelaw guddi ndax xalaat Samba Ndiaye mële ma ca njaga ñaaw mais añagul reeragul waxuma la ne warul am avion daf ko war a am jar na ñun ñu sacrifié wu pour mu am avion waxuma la avion rek wante lépp loo xam ni lii moom su génnee ñun lay jëmmal sunu président la ñu ñëpp pouvoir opposition kum neex ak kum naqadi moom la yàlla teg ci bopp réew mi war nañ ko sagal war nañ ko jox mandarga yi ku yilif réew moo xam ni ña fa dëkk itam du ñu ay yaafus wante loo gis rek dafa am jamono man timing bi laay wax mu di benn ak deuxièmement ndax nañ ko jënde ak fañ ko jënde foofu lañ ko waroon gën a mën a jënde loolu ay ñu seen xam-xam màcc ci wàllu aéronautique ci wàllu aviation mun nañu ci jox ay leeral wante yaakaar naa donte ne 5 millions de dollars wala 10 millions de dollars nga économiser fenn lu baax la ci réew mi. très bien mais dama bëggoon ñu ñëw Aïssata justement bu dee dañu ne Pointe Sarène di avion bi dafa am problème non seulement tamit màgget na frais techniques yi yokku na est-ce que du prétexte du alibi comme ni ko ministre porte-parole du gouvernement waxee yitte ñu def yitte tey priorité ak protection kaaraange njiitu réew Macky Sall parce que nag xoddeeku laataa ngay lakkale loolu olof wax. loolu yëpp man daxuma ko li ma la wax moo di. oui man ñun ñëpp kañ ngeen yëg ne. kon kay yoon la kon ñu jëndal ko avion kon présentement. xam nga teggiwu ma ne yoon la ñu jëndal ko avion dama ne. soo ko jëndee altine wala nga jënd ko àjjuma différence mën na am. fii réew mi toll ak i jafe-jafe ak fii adduna bi toll. ci lëj. jël alal bu dey noonu jënde ko avion nit ñi mën nañ ko bañ a dégg soo leen layalul lu tax xam nga yow xaw ma ndax yëgoon nga Pointe Sarène dafa paan kenn mosu ci wax gouvernement dafa waroon communiquer ba mu paanee la ñu waroon wax nit ñi ne dafa paan kat nangam ak nangam moo ci paan te danger la sunu président yëg ci ñu ni ñu benn ñu ni ñu option bi liñ jël moo ñu jaay ko parce que nañ ko jaayee nangam suñ ko jaayee nangam loolu danañ ko joxe avance pour jënd avion bu bees ay nit nga yilif da ngay wax ak nit ñi. mais kan lay waxal. xanaa ñun. ci naka lay wax ak ñun. am média yaa ngi fi. am na porte parole. ministre yaa ngi fi. luñ leen di fayee weer pour ñu wax ak ñun. mais ñun bokk na pour ñu wax ak ñun. wala suñu waxul ak ñun ñu wax ak pencum ndaw réew mi. Assemblée nationale la ngi fi. d'accord yeneen institution yu ngi fi ñoo xam ni li bon moo di tëju bi ma jox la benn exemple gis nga am na ay réew ci àdduna yoo xam ni man nekkoon na ambassadeur Canada sama bureau su ma toogee mën naa ci sama ordinateur dugg ci site ministre des affaires étrangères bu Canada lu fa directeur fayee café ma xam ko su ay reçu am dañ koy def ci site internet ministère bi lu ñuy nëbbutu ay nit la ñuy yilif yu am xel mën na am na benn sénégalais bu am pexe wala loo xam àgg foo xam ni fii mën nañ fa am avion bu moins cher nañ wax ak nit ñi te ubbi seeni bunt nguur yi amoon avant nga xam ni c'est le secret
dafa xewi. mais ñoom ci cas bi dañu woo secret de défense. gis nga avion bi du avion de guerre. secret défense. ci mbirum armement ci mbirum guerre lañ koy wax ki avion la de transport. donte ne bu chef de l'état la donte ne bu chef de l'état la defuñu ci ay armes. xam nga li tax ñuy wax secret défense. moo di fekk am def nañ ci ay njumtuwaay. yoo xam ni bugguñu suñuy noon xam xeetu njumtuwaay yooyu lan la. moo tax ñu mën ko nëbb mais avion yi amul secret d'ailleurs xale yu ndaw yi. su ma ay sët sax dugg nañu Google ba génne bu yàgg facture avion yu mel noonu loolu dootul. bokk na ci mais rafetoon na. mu doon sunu porte-parole gouvernement génn nañu nangam lañ ko jënd nangam loolu moo ci nekk. bokk na pour ñuy wax également fi jamono bi toll ñoom bokk na ci ay xeetu défense ñu jël expliquer que ni Pointe Sarène panne bi mu doon panne dépense yi dafa commencé woon di metti également parce que visite technique yi dafa doon cher ak yooyu noonu également est-ce que loolu tamit. mënees na koo dégg loolu. mënees na koo dégg nañu ko wax ñu mu leer rek loolu koy mënees na koo dégg su fekkente ne avion Pointe Sarène la mu ñu doon dikkee ci at. moo ëpp soo ko tegee ci fukki at. jënd avion bu bees kon kay na jënd avion bu bees te avion bu bees jekk na ci réew mi. loolu man dàquma ko. président de la république dafa am lu ko war a jëmmal. xam nga am na ay chefs d'état yu bëri fii dans la sous-région. ñoom ñëpp ñu ñoo leen daan yóbbaale. su sommet amee président Abdou Diouf ca jamono. wala président Wade wala même président Macky Sall moo yóbbaale ki ci Guinée-Bissau yóbbaale yenn saa yi ki ci Gambie yóbbaale loolu. sak la ci Sénégal man dàquma na am avion te yàlla na avion bi ñëw ci jàmm mu yoree ko jàmm mu dalal ko jàmm loolu waxuñu ko li ñu wax mooy réew mi nañu wax nag ci yi nga xam ni travailleurs yaa ngi fi bëgg ñu yokkal leen kenn yokkalu leen fossé yi nga xam ni am na ci fonction publique li ñuy fay ñii di ko fay ñee nañ ci wax seeraayu dund bi nañu ci wax yooyu yëpp suñ ko doon waxtaanee. mën na am xol yi du jóg ci avion bi. mais yii nii est-ce que du firndeel ni que sénégalais yi dañu dem ba du ma ne wax ma sax xaw ma ban terme laa war a utiliser mais dafa am foo xamante ne tegatuñ fa ñi ñuy jiite. parce que bu ñu demee ba avion président loo xamante ne ci suñu sac la war a bokk ñu koy débat di ko kaas naan war a koo jënd qu'est-ce qui n'a pas marché lan moo tax muy am tout le temps ce genre d'incompréhension. xam nga li gën a am solo moo di jamono ci boppam moo changé. nguur yi waratuñu mën a yor nguur yi nañ ko daan yoree démb xam nga nguur yi ñuy yor nii daanaka du nguur. jamono amoon na fi ku jàngaat histoire tuuti moo tax mu am solo ñuy jàngal nit ñi histoire. le pouvoir était de droit divin maanaam dañ jàppoon ne yàlla mooy joxe nguur. Firawna dafa lay xool neexuloo ko mu ne nañ la rey loolu amatul. xewi na. Firawna dafa toog jamono def décret ne bu benn doom bu xale bu góor bu judd nañ ko rey. yooyu di dox ba léegi ku nekk dañ lay jox contrat juróomi at sunu jaam nga. jaamu askan wi moo la teg fi nga nekk. da nga war a di doxal di waxtaan ak ñun di diisoo parce que def nañu ñetti pouvoir te lii damay discuter sax ci contexte ne ni ñu ko tubaab bi bàyyee fii. parce que balaa fi tubaab yi di ñëw. nguur yi fi amoon doole la pour mën sa morom duma. loolu yëpp yàlla ci coobareem di dox ba léegi waxtaan diisoo déggoo pencoo mooy tax réew di dox. ci kaw loolu notion de transparence bi ñuy wax te ba nga xam ni du tubaab yi ñu ko jàngal ñëpp fàttali nañ fi Thierno Souleymane Baal. critères ya mu tegoon pour ku yor nguur bokkoon na ci soo leen falee nit alalam yokku diggante bi ngeen ko falee ak ba ngeen ko war a kii na ngeen ko dàq. loolu yëpp ñun xam nañ ne képp ku ñu dénk mbir nit ñi dañ ko war a saytu xam ni ndax yaa ngi koy teg ci yoon. soo ko tegul ci yoon ñu ne la góor gi teg ko ci yoon soo ko mënul teg ci yoon ñu yóbbu la ci yoon loolu moo tax. fii ñetti pouvoir a fi am. pouvoir exécutif chef de l'État moo ko jëmmal. moom mooy nommé aux emplois civils et militaires juróomi at kenn du ko wax dara lu ko neex def su xoolee Baba Ndiaye bëgg tey nommé ko ministre
fileeg timis mu nommé ko ministre loolu moo am sañ-sañ boobu. loolu dafa ànd ak nag responsabilité dafa ànd ak nga jox ñi la jox lu dey noonu nga jox leen gëdd bi paasewul di diisoo ak ñoom. sunu yonente sax dafa daan diisoo. lu tax sunu autorités yi du ñu diisoo su dul diisoo am nañu droit à l'information dañu war a dañu war a am porte parole ñoom am nañu porte parole ci gouvernement bi. mais doo def rek communiquer ne jënd nañu avion. subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun yem fa déedéet su la nit ñi laajee da nga leen di wax amoon nañu 3 choix. wala amoon na ñaari choix jël nañu choix li tax ñu jël ko lii ak lii ak lii ak lii peuple bi déggoo. wax ji jeex. mais bu ñu jëndulul président Macky Sall avion su bëggee voyager lan lay voyager. bu dee tey bii mi ngi am problème. xam nga ba léegi non d'accord man waxuma la ne buñ ko jëndal. d'accord dama ne nañ ko jëndal. waaw d'accord naa léegi comme fi mu ne nii yéen wax peut-être du priorité. amoon na leen loo xamante ne waa jamono ji am na leen loo xam ne mu gën a nekk farata. ngir mu war ci taxaw. bu dee avion bi day panne tey amul loo xamante ne mën na koy yóbbu ngir muy voyager di dem ko dikk buy dem voyage la lay dugg. xam nga avion buy panne maintenance bi ci war xam naa dafa sooke. xam nga oto boo yor doo ko def vidange su jotee soo yeewoo doo xool niveau yi soo toogee ay weer su ci panne ñëwee yaa tooñ yeneen réew yi ñu ngi yor seeni avion yi di dox. kon toppatoo bi ci war moo amul. waxuma ne amul. te dafa màgget aussi avion bi def na ñaar fukki at. avion moom ñaar fukki at du ci dara daanaka mu ngi mel ni ay bateau avion yu bëri yuy dox fii soo demee ci réew yu bëri. bu ci nekk am na ñaar fukki at loolu du dara tant que mu ngi def visitam yi mu war a def. ñuy changer pièces yi da ngay génne dugal bu bees. visité naa usines yu ñuy defaree avion loolu du problème. mais ba tey nañ jàpp ne Pointe Sarène yàqu na jeex na. waroon nañu yëgal ne yàqu na. d'accord lan moo ci yàqu ak lu tax ñu sàggan ba mu yàqu waroon nañu ko mën a wax. d'accord Aïssata. très bien alors leneen li mooy yaa ngi wax sànq ba wax ci bitim réew ci jamonoy colonisation bëgg ñu ñëwaat un peu parce que ñu gis fi dernièrement ñu organiser benn sommet boo xamante ne ñu amalee ko ca Paris ne dañuy waxtaanee nu ñuy def ba suqaliwaat suñu koom ñun réewum Afrique alors yow nga def ay jàngat yu bari nag ci lu jëm ci suñu ay relation ñun ak France alors ban jàngat nga def ci sommet bii ñu def organiser ko ngir xool nan la ñuy relancer li nga xam ne moo di économie africaine yi donte ñoom France ñi ngi ci ay jafe-jafe ñun nit ñi nekkee jafe-jafe parce que feebar bi ñoo ko bokk mi ngi fii mi ngi fële. waaw loo xam ne lii moom xel bu ko xalaat war na ci am lu ko jaaxal réewu Afrique yëpp ba bekku jëm France. pour waxtaanee lan seen nekkin ku mu ubbul sa xel 60 ans après indépendance. am dara dootu la jaaxal xam nga man bokk naa ci ñuy wax ne bi ñuy jox indépendance dafa mel ni dañuy dugal ci butéel saañ yaa ngi gis ci biti mais ci biir butéel nga nekk yaa ngi ci biir butéel bi di gis ci biti wante mënoo génn saa yu ñu demee ba gis ne butéel bi mu ngi bax gaz bi dafay waaj a tëb ñu sàññi tuuti moo ñu indiloon sommet de la Baule bi François Mitterrand nee woon nañu def démocratie Afrique parce que fekk na ay ati at pays yi di def ay coup d'état pays yi doxul ñu def ay conférence nationale ubbi saañ bi tuuti ndax nit ñi mën a noyyi bi nit ñi noyyee tuuti ñu saañaat fi mu nekk nii nag am na lu xew lu bees moo di nouveau média yi lu xew France 1 heure après Afrique yëpp xam ko ba ci ku nokk ci bopp koñ bi di jaay banaana mu ngeeg WhatsApp am dana jot message ne Macron wax na nangam kii wax na nangam ba léegi nit ñi amatuñu miitu tubaab ndax gis nañu ne tubaab yi ndekete dañu tële pandémie bi ñëw nag weere leen ñun dañ leen tegoon ay nit ñoo xam ni daanaka duñu nit ñoom lu nekk mën nañ ko lu nekk am nañ ko pandémie bi ñëw di leen faagaagal bàyyi ñu fi ci lii porox ndol bii lañu waroon jaar moomaat suñu bopp moomaat suñu bopp moo di d'abord nga moomaat sa xel moom sa xol tabax sa tey ngir mën a ëllëg defar lu am solo pour sa askan naka la ñu mën a nekkee ay réew yoo xam ni
yàlla mu ngi ci feeñal lu ñu amul ci koom pétrole a ngi feeñ gaz a ngi feeñ or moom ton yaa ngi dem te gisagoo fi bijoutier Sénégal yi profité ci Sénégal waroon na nekk tey Dubaï ci wàllu bijouterie parce que bijoutier yi ñu am kenn gënu leen xereñ ci àdduna soo demee France ci quartier ci sous-sol ba ay sénégalais ñu nga fa ñoom ñooy monter bijoux yi gën a cher ci àdduna te pourtant ñun duñ ci gis suñu bopp ñu war a suqali artisanat ñëpp xam nañ ne c'est 5,3 millions emplois fonction publique bi passewul 300,000 emplois soo ko booleeg secteur privé yëpp passewul 700,000 emplois soo leen boolee te dama gonfler chiffres yi pour que gars yi bañ la dugal ci ay polémique ou détail 700,000 emplois ci réewum 16 millions d'habitants te secteur informel bi rek di employé 5,3 millions ñan ñoo fi faj gàcce mais beneen góom bi ci am te moo di li nga xam ne ni mooy suñu fond de problème moo di indépendance bi àndul ak décolonisation xam nga indépendance jox nañ la drapeau jox la hymne national mais décoloniser wuñu système éducatif bi école française bi fi Jean d'Arc indi te mu di école Jules Ferry ci conception bi bàyyi ko fi école boobu moo tabax ay élites yoo xam ni daanaka dañu tubaabe ni tubaab di xalaatee la ñuy xalaatee moo tax modèlu France rafet ci ñoom te pourtant war nañu tey xam ne ñii ñu topp dañu réer te ñii ñu topp ku leen topp du àgg fi nga bëgg a àgg développement mooy lan développement mooy sa réew nit ñi mën a faju mën a lekk ba suur mën a jàng mën a tabax ay dëkkuwaay yoo xam ni suñ ci nekkee seeni ruux danañu féex du ay chiffres soo waxee ñu ne le taux de croissance nangam di prononcer rek nag xaju ba bëgg a dee nañu bàyyi loolu modèle bi moo baaxul moo tax boroom xam-xam yu bari ñu ngi wax nañu refonder état parce que état néocolonial bi fi tubaab bi bàyyi woon arrangé wuñu parce que souvent dañuy wax système bi baaxul nañu changer système bi alors gars yi xamuñu exactement lan mooy système bi ak la ñu war a changer. système bi mooy soo xoolee fi mu nekk nii. comme ni ko njiitu Pastef di waxee. waaw moom am na lu mu ci wax mais démb rek maa ngi woon ci benn ndaje. INDA ay borom xam-xam Afrique yu bëri ñu def lu rapport alternatif sur l'Afrique oui. Parce que dafa toll ci ne Afrique yeneen réew yi rek ñoo koy waxal ñooy toog ba mu yàgg rek ne misère u Afrique nangam mais ay borom xam-xamu Afrique analyser sunu koom analyser li ñu war a mën pour defar sunu réew loolu bëriwul moo tax rapport numéro 1 bi génn na démb te c'est gratuit yéen soo leen fi génnee mun ngeen dem siège INDA ñu may leen. ñun am nañ ci jot nañ ci daa lañ ci am parce que yéen ci ñi tas xabaar ngeen bokk te ñu ràññeek ngeen ci kon africains yeewu nañu li ñu tënk mooy nguur yi fi tubaab yi bàyyi ñoom ñoo ñu tënk su ay borom xam-xam bëggee génn ci butéel ba ma la daan wax ñu nëq leen dugalaat ci biir saañ butéel bi nañu bàyyi loolu nañu libérer énergie yi. mais est-ce que dina possible bu dee comme rencontre yi dañ koy tenir hors de l'Afrique même fudul Afrique te ñu waxtaanee problème Afrique. maa ngi ñëw nag dama naroon daaneel parce que question bi ma laajoon. moo di rencontre France bi. ñëpp ñoom dañuy dem France ñëpp africains yi yëpp tëdd ci suuf di ree ndax dara gënul reetaanlu. gune gu ndaw di président wu France jël ay kilifa ñaata nangami réew Afrique. te indi wuñ fa dara lan lañ fa indi. ndax indi nañu xaalis bu ñu def ci suñu économie na anam mu ngi mel ni bañ demee club de Paris yéen a ngi fàttali ay at ci gannaaw ñëw ne ñu indi nañu ay milliards ana ay milliards nañu bàyyi loolu teg jël moom sa bopp gis nga PA yi dans les années 57 slogan moo doon moom sa réew defar sa réew bokk sa réew ñetti axe yooyu moo doon slogan wu PA yi fuñ ci toll su fekkente ne ñun ñii soo xoolee xaymaatee sunu économie
sunu économie réew li ci ëpp doole ëpp ci njëriñ mu ngi ci loxo France waaw loolu ñun dañ koy toog di seetaan rek te France kat ñoom ci seen bopp seen opinion publique ñu ci bëri lii may wax la ñuy wax xam nañ ne lii dootul yoon. mais fan la blocage bi nekk parce que on s'attendait à ce que bu ñu amee président boo xam dafa judd après les indépendances ñu am rupture. parce que ñu njëkk ñi sax mën nañ ne lien bi ak France dafa xawoon fort parce que jamonoy tubaab bi biñ fi nekkee la ñu juddu wala ci seeni l'école yoo lañ jàng alors pourquoi on a du mal à opérer une rupture pourquoi le président Macky Sall nga xamante ne après les indépendances la juddu mu am du mal à opérer cette rupture. laal nga nag góom bi moom man wooteelu ma ko 2012 maa ngi woon ambassade Canada mais bokkoon naa ci ñi am yaakaar ne xale su jëlee réew mi mën na ëpp fit président Wade parce que président Wade nag wane na fi fit ci wàllu sunu diggante ak France am na yu mu def yoo xam ni beneen chef d'état africain ñemewu koon def wala pexe yi mu jaaroon pour def ko beneen chef d'état africain ñemewu ko woon def il est vrai nag que def na yeneen erreur yooyu moo ko yóbbee li ñu dal mais ku juddu après indépendance fekk fi lépp bilan bi nga xam ni ñun war nañ koo mën a def ci évolution Afrique diggante 1960 ak l'an 2012 ñu xam ne départ bi ñu amoon en 63 déjà créé organisation continentale chef d'état yoo ko defoon boroom xam-xam lañ de organisation de l'unité africaine nga commencé loolu commencé banque africaine de développement commencé compagnie continentale Air Afrique mag ñi wàccoon nañu ñun ci wàllu xam-xam ci wàllu vision la ca topp kay moo ñuul ñu sàggan parce que tubaab su génnee par la porte day dellu si par la fenêtre parce que ñoom seen dund seen nekk ci ñun la aju ci exploiter Afrique occidentale ak Afrique centrale ci loolu naka nga mën a xalaatee France am compagnie pétrolière bu tudd Total Elf la woon léegi Total la te France du produit pétrole du produit pétrole fan la pétrole am di jóge ci sunu réew yi loolu ñun ñu sàggan di sàggan ba fépp foo xam ni fii war nañ fa mën décision de souveraineté ñu fatt ko sànñu ci butéel mais loolu ñun léegi ñoo war a yeewu xam nga gis nga révolution mentale et culturelle ñun ñëpp ñoo ko war a defandoo mais suñ koy def bu président bi fi toog di foog ne moom la ñu contre déedéet ñun ñëpp ñoo war a ànd ci benn mouvement yeesalaat sunuy yéene ci sunuy réew sàkku xam-xam yi war ci ñu soppi sunu doxalin soppi sunu intérêt gis nga sunu boroom sax nee na du ma soppi nekkinu réew allahu la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim du ma soppi peuple seen nekkin su dul ñoom ñu soppi li nekk ci seen bopp ci ñun la des mais loolu dafa di loo xam ne li ci njàng mi déjà moo taxoon sànq may duut baaraam école bi ñu tubaab bi indil fii yéen ñëpp xam ngeen ne li ñu ci dugal ci sunu bopp lu bari amul njëriñ amul benn njëriñ récitation yi nga daan réciter lu mu la jëriñ ci sa àdduna fii ngeen toog nii li ngeen jàng école lan ngeen di ci jëriñoo lan soo ko defee bilan tuuti nga ci gis la xam ne li am na njëriñ ci sa dund mais ñu perdre loolu 25 ans ci sa dund ci jàng la loo xam ne dañuy dugal ci sa bopp mbuumum jaam bi takk ko ba mu dëgër nga des ne nag ku la bëgg a génne ci loolu nga tiit alors que ci biti loolu la nga neen nekk man ci sama gis-gis toll nañ ci jamono joo xam ni taxaw seetlu ba ñu waroon def te gars yi nekkoon assise nationale commencé woon ko parce que am na luñ ci def du lépp mais am na ay tomb yu tënk yoo xam ni yooyu suñ ko jëlee saytuwaat ko booleeg yeneen xalaat
mel ni li ma la wax nii ci rasa bi ak yeneen suñ ko boolee mën nañ gis yoon mais il faut que volonté politique am volonté politique su amul fii la ñuy toog rek di xuloo ci suñ biir di xuloo ci suñ biir mu tubaab bi sax dañuy ree fu ñu ne parti politique na ngeen politique démocratie a ngoog ay waleen kii tubaab yi am ay 4-5 partis maximum 6 yow nga am 300 dañ lay ree ñu ngi tegle seeni tànk di ne ñii pour ñu gis yoon wi dana jafe parce que nag ku yeewu ma woo baaba ne ko ay ca ñu dem ñu créer parti fekk parti bi juróomi nit a ci nekk mais bari coow nag fu réunion am ñu ñëw yàq réunion ba fekk ñi nga dëgg ñi nit ñi wóolu ci askan bi kenn gisu leen fa moo tax souvent damay wax médias yi nañu xool aussi li ñuy def parce que Sénégal bi ñuy wone ci télé yi te mu bokk ci du loolu mooy Sénégal réewum xam-xam la ay ponkal ñu ngi ci réew mi mais kenn du leen gis ci mbedd mi kenn du leen gis mais ñun ñi ñëpp ku ci nekk am nga ko xam ni kii guddi daa dem seeti ko waxtaan ak moom te kenn xamu ko ay ponkal yu mën a transformer àdduna yor xam-xam ne patt toog moo tax évidemment c'est choquant suñ toogee ba mu yàgg dégg benn ministre naa ñu def nañu li def nañu li fekk ña toog seen kër yor seen xam-xam yor seen i pexe soo leen laajoo ñu ne la bul jaar nii. Très bien alors Baba mi ngi wax ba dugg ci wàllum politique ma bàyyi la nga dugg ak moom ci wàllum politique. or ñu ngi jëm. léegi yow bokk politique. ah ok comme sànq ba tey maa lay dugal moo tax ma ne ko na dugg. ñu ngi wax sànq ci wàllu politique jot nañ sax laal tuuti mais ñu ngi jëm ci élection locale yi. monsieur le ministre xam nañu ban date la mais 23 janvier 2022 incha allahu rabbi. alors yow nga nekk koo xam ne yaa ngi ciy yëngu. ci ban anam nga fas yéene demee ci élection locale yi ñu dëgmal ci Sénégal de façon générale. waaw yaa ngi may laaj nag laaj bu dangereux. parce que man xam nga lu tax ma wax la c'est dangereux. xam nga man mosuma politique. mosuma candidat ci benn dara. yàlla dafa dogal rek sama yoon dajeeg yoonu Ablaye président Ablaye Wade ma koy remercier waat. mu wóolu ma ca lañ ko fal mu jox ma ci cër. ma def ci lu ma mën. li ci des yàlla rek a xam. at yi ma toll lu may def pour defar sama réew lay xalaat ndax yàlla dimbale na ma sama njaboot caat bi sax am na vingt ans day woote bo élection bii ñëw. donc am naa jot te la ma prioriser woon ci sama dund moo di def ci sama njaboot def ay valeur def ci ñoom loo xam ni lii àdduna du leen soppi maa ngi sant yàlla léegi nag am naa jot boo xam ni mën naa ko def ci réew mi local yi fas naa ci yéen yëngutu. comment. xaaral d'abord ma ñaan yàlla parce que ñaanuma bokk ci ñi nga xam dañu naan fasatuma yéene fas naa yéene. d'accord. def ci dara am na lu may ruumandaat. mais loo ciy def. am na lu may déet xam nga fii amuloo choix. système bi fi nekk pour l'instant fi leeg soppeeguñ ko moo di nga ànd ak sa ay nit ngeen candidat. ngeen campagne su la ñi ñu wóoloo fal la. d'accord su la wóolu nga dellu toog. d'accord kon nii ñi di def laa fas yéene def maanaam maa ngi waxtaan ak ñu bëri. te dooruma ko tey attaque ci gannaaw maa ngi waxtaan. di ruumandaat du yàgg ñu fësal ko. pour def coalition bu nar a. de toutes les façons mouvement la ñuy àndee. d'accord dugg en coalition ak parti yi nga xam ni bëgg nañu. bokk ak ñun yéene. est-ce que parti au pouvoir bi mën nañ ko xaar sa allié ak ñoom ànd ak ñoom ci élection. xam nga local. c'est des élections yoo xam ni de proximité. c'est des élections de proximité. nit mën na nekk dans le parti au pouvoir waa goxam wóolu ko bëgg ko ànd ak moom fekk ànduñoo politique bi nga xam ni bi état bi moom lay doxal. loolu bokkul dara. élection de proximité la confiance la entre ay nit ci seen gox ak seeni naataango ci gox gi moo tax
maa ngi xalaat maa ngi waxtaan ak ñu bëri parce que ñu bëri élection bi dana bett ñu bëri. élection parce que ñu bëri ñu mosul def danañu dugg parce que foofu la ñuy dooree. changement système. foofu la mbir yi di xewe. et qu'est-ce qui explique que ñu gis léegi de plus en plus surtout ci élection locale yi ñu jëm xale yi ay xale yu am 35 ans ou moins di manifester wu ne ñoom dañu bëgg a reprendre seen gox est-ce que dañu bëgg a def une rupture systématique ak li nga xamante ne mooy système bi fi nekkoon maanaam politique yi nga xamante ne ñoo daan ŋànk gox yee goxaat yi wala dafa am quelque chose qui s'est passé. non ce qui se passe moo di loo xam ne lii ñun ñëpp mën nañ cee teg suñu bët. Sénégal plus de 50% de la population a moins de 20 ans. loolu mooy dëgg. réew mi réewu jeune la. nga bañ ko nga bëgg ko. mag ñi ñoo war a bàyyi xel loolu mu di benn. te itam. beneen réalité mooy l'avenir appartient aux jeunes. mais man li ma leen di wax tout le temps moo di yenn saa yi nga gis ci politique bi. ay jeunes qui sont vieux man par exemple je suis vieux mais je suis un jeune politicien. alors que daa gis ci politique bi ay jeunes yoo xam ni c'est des vieux politiciens. yàgg ci système bi ba niiru système bi ba gën a dangereux sax ay màgget ñoo xam ni ñu ngi ci système bi Ablaye Wade était un jeune. dans la tête malgré son âge. yim daan def yim daan wax même yim daan solo ay jeunes yu bëri. moo leen ci rawoon maintenant li wérte wóor moo di jeunesse bi dañu leen war a wax dëgg mu ngi mel ni li ñuy wax ni emploi des jeunes di jox nit ñi xaalis du noonu d'abord jeune da nga leen di wax dëgg teg leen ci yoon nit da ngay am xarala waxuma la diplôme mais da ngay am xarala dafay am loo mën balaa ngay laajte dara nga yow mënoo dara qualification yow mënoo dara yow xamoo dara ñu jox la xaalis ba seey alors que fii ci dëkk bi tey man ku ma neewoon naa génne ay métiers ma jëlal la rek filière cordonnerie ñun ñoo dàq defar dàll ci àdduna mais nañu maîtriser filière boobu maanaam métier yi nga xam ni yëpp am na bi ñu reyee nag ba tànnee cuir bi topp ko ba mu génnee dàll ñaata métier lañ fa mën a génne wala ñaata métier ñoo fi nekk yoo xam ni mën nañ ci dugal xaalis ñun bi ñuy xale say bàjjen yëpp ku ci nekk am nga benn ràbbkat sa kër di ràbb ay sëru rabal filière yooyu nañ ko vivifier c'est à forte intensité de main d'œuvre waxuma la loolu tey quartier yi nga xam ni yëpp ay koñu suuf lañu am dal yu ndaw yi nga xam ni ñu ngi koy defar pavage yi c'est à forte intensité de main d'œuvre te am na ay xale yoo xam ni bañuñu 60 000 par mois bañuñu 80 000 par mois moo leen di ëppal intérêt yor paquetu mouchoir toog ci mbedd mi di daw suba ba ngoon mais il faut ñu former leen mécaniciens yi sunu jàmbaaru mécaniciens yi nga xam ni te fa ngay xamee ne xam-xam ak école dafa wute mécanicien bu mosul jàng dara nga indi auto allemand nga indi ko jàngu ko de xamu ko de mais dana ko démonter ba mu jeex remonter ko ba mu jeex ñooñu dañ leen war a encourager par ay subventions sa garage ñaata apprenti moo fi nekk 10 moo fi nekk ñu fexe ba 10 yooyu nekk ci formation boo xam ni bi qualifiante fekk dañ la jox dara mais suñ jëlee xaalis bi rek def ay ni ñuy defee d'habitude dañuy financer ay projets comme Sénégal dóorkat yi dañu bëri dóorkat yi préparé wu wuti seeni ay système monti seeni dossier xaalis bi yëpp ñu ne ko furaas ñi soxla xaalis bi duñ ko gis nañu bàyyi loolu te xool te lépp waxante dëgg la rek parce que nag fii lépp lu fi waay bëgg a lijjanti ko te wax dëgg yàlla réew mi tollootuñu fu ñuy war a mën a naxante. est-ce que Amadou Tidiane Wane xelam dafa nekk ci capitale bu Sénégal ci élection locale ñu dëgmal. xam nga loolu laaj la boo xam ni maa ngi ciy liggéey. man Fuutanke laa. Fuuta laa cosaanoo. mais dëkkuma Fuuta.
fii laa dëkk Ndakaaru laa dëkk gox gi ma dëkk Hann Mariste 30 ans ngi nii maa ngi fa dëkk kenn yabuma fa am naa fa jàmm am naa fa salaam maa ngi xool foofu ak feneen ci Ndakaaru nag parce que Point E ak Fann Résidence laa yaroo mais mënoo nekk fépp mais wax ñu rek wala loolu man ak ñi ma àndal xam nga mooy fi ci Dakar quand même Dakar waaw ville de Dakar je veux dire waaw fii laa juddoo fii laa juddoo ma nag fii France laa juddoo mais fii laa màggee fii laa fekk baax kon candidat ci Dakar nga comme ni ko gars yi xam nga 20 arrondissement la defe naa su ma 19 arrondissement la y a de la place foo am ay nit ñu la mën a jàppale pour nga falu fa ngay dem taxaw. mais xale yi ñu ngi wax léegi ku nekkul résident si benn koñ duñ la joxati seen koñ de seen mairie. waaw loolu ay waxtaan la rek soo amee ñu la fa nekkal. te ñooñu mot ko. pourquoi pas. très bien alors sànq yaa ngi wax Baba mu ngi lay laaj nga ne musoo defoo politique musoo ut benn ndombo tànk ci politique mais quand même ay élections locales yàgg na fi am ngay seetaan di def analyse alors bëggoon nga analyser ma ñaari situation benn bi muy atum diggante 2007 ak élection 2009 président Abdoulaye Wade nekkoon fi ñu gis situation bi nu mu mujjee 2009 ak li ci mujj yëpp ba ñu ñëw ba 2012 ba président Macky Sall gagné mu amoon bari woon bataille yu bari ci biir PDS ba ñu perte ay mairie yu bari alors ñu ñëw en 2021 président Macky Sall daal di fi toog seen coalition boobu noonu taxatu ko demee noonu au sein de l'APR même ñu gis ay bataille ñu koy pressentir ca Parcelles ca Saint-Louis ak yooyu alors qu'est-ce que ça présage. non dafa jàngat la xewoon 2009 parce que su fekkente ne président mu ngi nekk à mi-mandat. ñu dóor ko au local wala boog mu perte symboliquement ay localités yu bëri. loolu dafay indi signal ne que ci daanu la jëm en fait président Wade li mu daanu 2012. 2009 la commencé. parce que suñ la désavoué ci capitale bi rek ak yeneen communes yi nga perte. ça veut dire que gars yi ñu ngi yor seen carte di la xaar loolu mënoon nañ ko séentu loolu moo tax boobu ba léegi président ngi dàq élection yi bëggul jaaraat xam nga kundóobin récemment fa seen ñu daw donc boobu ba léegi ñu ngi dàq mais am na loo xam ne di mënutul nekk parce que ñi fi toog ban légitimité lañ am ña leen wooteeloon dañ la wooteel juróomi at léegi li la fi tax a toog du coobare askan wi non coobare président de la république la kon léegi daanaka dootoo élu nommé nga loolu yaakaar naa ne bokk na ci calcul politicien xam nga état dafa doy waar état dafa am ay moyens d'investigation dafa am ay services de renseignement soo demee bay def dara danañ la bindal noonu ne la soo leen fi jaaree du wax nga téye sa tànk mais nag am na foo xam ne fi fu ñu fa tolloo léegi fixé na date ay ca bismillah léegi sëgg bëre rek a des sëgg bëre te moom nee na day bëre alors fixé na date janvier 2021 li ko tàqale ak 2024 soriwul trop est-ce que naruñu dugg ci cycle boo xamante ne cycle éternel campagne lay nekk parce que bu ñu jógee élection locale rek du yàgg ñu war a yegg ci ay législatives ak ay présidentielles. waaw loolu kay moom ñëpp jooy nañ ko mais c'est que Sénégal mooy li ma la wax mooy li ñu doon ci France gis nga France wax rek moo tax ñun li ñu jàngal mooy wax rek malheureusement ñoom dañuy wax di ci boole tuuti jëf. ñun nag wax bi ëpp doole jëf yi loolu la ñu war a seetaat waroon nañu mën a am suñ doon politique supérieure classe politique bi ci boppam. waxtaan déggoo ci benn moratoire politique laa lay wax waxuma la ñoom ni ñuy wax suñu institution non mais classe politique bi mën nañu toog ne suñu réew mi fii ñu toll. metti na metti boo xam ni nañu wàññi politique yi ak élection yi ñu def moratoire 10 ans stabiliser yenn institutions yi stabiliser yenn programmes yi dugal ñi ci liggéey mais nañu teg programme bu dëgër de refondation ñëpp déggoo ci mu doon une charte boo xam ne bii ñëpp a koy signé ñu d'accord ci teg ay nit yi nga xam ni fi ñu leen war a teg la ñu war a teg am gouvernement boo xam ne bii day restreindre ñu serré
dépenses inutiles yépp ci kaw ba ci suuf ñu mànkoo ñun ñëpp ne fii la ñu jëm fii la ñu bëgg dans 10 ans suñu réew toll bëgg nañu raw Rwanda bëgg nañu raw sax réewu tubaab bëgg nañ ko ñun ñëpp ñu bëggandoo ko ñun ñëpp ñu mobiliser suñu énergie jëm ci loolu mais générosité boobu la politiciens yi amul parce que ñoom ku ci nekk da nga bëgg sa nguur da nga bëgg nguuru li nga am bëggoo mu rëcc la alors que projet bu mel noonu il faut nga am loo bàyyi am loo téye am loo bàyyi am loo téye am itam leadership exemplaire. oui mais est-ce que bu ñuy wax comme tey Sénégal réewum teraanga réewum waxtaan réewum dialogue la ñëpp loolu la ñuy wax te dialogue bi fi mujj barki démb ba tey jii sax déggoo des na am ci ñi nga xam ñoo ko seeg est-ce que kon li nga wax nii dina possible ci Sénégal. mooy li ma la wax. oui mais loolu. lii ma lay wax nii day fekk acteurs yi changé d'une part acteurs yi am détermination. mais su fekkente ne dialogue yi ñuy woote naxante la. man mi leen woo dialogue dugg naa dam bu yàgg di leen xaar fas su ma yéene def li ma leen di wax dama fas yéene fileeg may àgg fa ñu jëm ma njuuj njaaj loolu tant que mu ngi am ci réew mi du dem mais réew mi toll na ci point boo xam ni il faut que ñun ñëpp ñu ànd toog def taxaw seetlu xalif généraux yi wax ci te lii ma lay wax nii maam Abdou woote na ko en 93 bandam yi ngeen di dégg nii 93 la wax nit ñi nañu suñu bëggee defar toog leen ñii toog fii ñii toog fii ngeen déggoo ci dara soo leen poussé mu takk mais ñii di gas ñii di suul du dem te loolu moo fi am mais nag en même temps soo nekkee ci biir politiciens yi parce que man loolu mooy sama chance moo di nekk naa ci seen biir duma politique mais fa ñuy fexee fa ñuy waxtaanee yëpp dama koy fekkee jàng naa ci lu bëri am na benn mindset boo xam ni fileeg changé wul du ñu dem maanaam nit ki su foogee ne moo gën a muus ñëpp tout le temps te politiciens yi ñoom dañ jàpp ne ñoom ñoo gën a muus ñëpp te pourtant ñoom rek ñoo fi doxul parce que soo xoolee bu baax économie bi homme d'affaires yi ñu ngi jéem lu ñu mën industrie culturelle yi ñu ngi jéem lu ñu mën tey jii tey fii tey amul warul woon am benn artiste sénégalais pour parler des problèmes culturels que je connais bu waroon tendre la main parce que waroon nañ créer marché intérieur bu doy waroon nañ créer système de droit d'auteur bu performant mais même ci droit d'auteur yi xale yaa ngi jooy yooyu yëpp dañ ko war a seet soo demee ay pays comme Ghana daanaka doo dégg artiste ghanéen buy génn Ghana soxlawuñu ko parce que suñu tiré 1 million d'exemplaires ils vendent 1 million d'exemplaires. mais marché yi bokkul aussi hein. Ghana gi xam ñu benn la Ghana gi ak ñun benn la c'est-à-dire que fii dañu seetaan piraterie dañ ko seetaan c'est-à-dire que nga baaba génnee kon pexe am na ci piraterie bañ am pexe amul pexe fii su fekkoonte ne ku def naka sudul noonu ñu rëq sa ndigg teg la ci yoon soo ko defee benn yoon ñaari yoon ñetti yoon sénégalais yi duñu dof ñëpp danañ jaar yoon mais lii problème bi moo di impunité ñaata scandale la presse bi di wax tous les jours mais ministre de la culture waaw terewul piraterie amoon na jamono jooju peut-être léegi la gën a bëri xanaa soo delloo ci presse bi oui daa gis ne jamono yooyu daan nañ def ay descente Sandaga di saisir mais effectivement benn nit mënul defar lépp il faut que ñëpp ànd mooy chaque fois dama lay wax il faut mu doon vision commune ñëpp ànd mais su fekkente ne ñëpp ànduñu bokk yéene bokk jubluwaay yow kenn dañ lay fàdd rapidement ñu fàdd la te loolu moo fi am parce que soo xoolee bu baax scandale yi fi am yëpp ñaata dossier la ñu ne mu ngi sous le coude te ba léegi génnagul nañ bàyyi yooyu te sóoraale ëllëg su ma ko waxee ñu naan da ngay jaay sëriñ du yaaruma sëriñ man damay jéem a wax rek li ma xam ne li gëm naa ko àdduna bii ñuy dund day jeex dañuy dem feneen te foofu juge ba fa nekk mënee su ko ndax mënee su koo ger
alors xam naa da nga ne li ma lay analyser loolu dafa xaw a bari mais c'est le vécu de la personne en fait loolu moo tax parce que macha allah c'est une personne bu am vécu et bu maîtriser un tout petit peu suñu bon pas un tout petit peu bu maîtriser bu baax a baax suñu environnement alors sànq ba tey booy wax da nga naan fasuma yéene te léegi Sénégal boo nee fasuma yéene wala fasatuma yéene sa xel dafa am fu muy dem muy ci Idrissa Seck Idrissa Seck on sait que le président Macky Sall dafa doon appuyé wu bu baax a baax ci Ousmane Tanor Dieng dem si yàlla jëlee ko fi muy appuyé wu ci Moustapha Niasse on peut dire ak l'âge demeetul noonu alors est-ce qu'on peut dire que le président Macky Sall bu jëlee Idrissa Seck woo ko ci wetam il cherche également à s'appuyer ci Idrissa Seck si oui lan la ko Idrissa Seck mën a apporter du point de vue politique. man Idrissa Seck à titre personnel am naa ci moom estime à titre personnel parce que dafa am fu ma jaar ak moom. dafa am fu ma jaar ak moom moo di ay nit yu bëri dañ ñëwoon bi ñu ma dàqee gouvernement bi 2002 ñëw ci man naan moom moo la dàq. jàppewu ma ko daal. mais ma toog bés. ma dem këram man moom yàlla ma ne ko nee nañ ma ne yaa ma def nangam yaa ma def nangam yaa ma def nangam ñu waxtaan bu ko bi ñu paree rëyul ne ma baal ma su fekkente ne maa def lii nag dañ ma ko sosal mu doon waxtaan bu amoon solo moo tax à titre personnel dama ko jox cër li ma comprendrewul te duma ko comprendre moo di politique dafa am ay règles éthiques yu mu war a am te réew mi toll na foo xam ni fii lu waay wax ren ñi ñaa la ko dencal fenn mooy di vaar bi ñuy wax sama mbokkum séeréer bi di ko tuddee weddi woo mu ni vidéo mooy weddi woo ku fi def mbaa nga wax danañ la génneel sa weddi woo teg moom nag soo teglee ay yosam dafa bëri soo teglee yosu président Macky Sall vaaru président Macky Sall soo ko aligné da ngay rus ndax la mu waxoon daaw jéeg weddi na ko ren loolu moo war a deñ fii nañu bàyyi loolu c'est-à-dire que man du ma wax ne parfait naa mais am na lu ma ragal lu ma mënul du ma ci jéem du ma ci dugg lu ma xamul du ma ci wax te nag ëllëg itam du ma ko gisaane tey maa ngi fii toog xaw ma ne ëllëg nii la wala nii la loolu yàlla rek ko xam moytu yenn wax yu ëpp yi surtout ci affaire politique dafa gàtt temps bi dafa gàtt dafa gaaw donc man démarche politique bi nga xam ne ñoom dañu foog ne ruse mooy politique man mu xaw ma loolu da nga bëgg wax ne dafa bëri ay anti-valeur ci suñu politique dafa bëri anti-valeur dafa bëri ruse dafa bëri njuut njaaj te nit ñi dañuy dem ba soo defee naka su doon sax ñun yow politicien nga loolu dafa war a deñ ñi ñu nguur yi ñu xamoon am na ci ñu xamoon ca jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci émir yoo xam ne duñ daan nelaw guddi dañuy jóg guddi dugg ci dëkk bi di xool c'est vrai que nit ñi bëri wuñu woon ku xiif wala ku mar wala ku rafle dañ ko daan dem saytu te ba tey loolu moo war a dox nga xam ni du oto yu rafet ñun suñu oto président Macron amu ko te ñu ngi xaar avion ba mu ñëw ba ñu xool muy niru nit da ngay jéem tënku ci fi sa doole réew toll munoo nekk ci pays 25 pays les plus pauvres du monde ba pare bëgg gën a rafet oto Angela Merkel muy defar oto yi te moom ci benn appartement la dëkk bi muy waaj a wàcc la ñu wane yëpp appartement la dëkk. mais alors Idrissa Seck. non Idrissa man gisuma lan te la mën a indil président Macky Sall xanaa xalaat parce que nag moom xelam yaatu na trop. macha allah mën na ko indil ay xalaat mais ci wàllu nit ci wàllu ñu foog ne da ngay additionné lañ ña ko wooteeloon ak liñ ma wooteel man damay rey sax su may dégg démonstration yooyu. mais politiquement Idi pesewul lu bari. gisuma ko wax dëgg yàlla mais nag moom ñëpp xam nañ ne. bëri na pexe te xel mi ñaw na.
loolu moom nañ ko reconnaître am na ay capacité mais dama yaakaar ne ci entrisme bi mu def erreur la man ci sama gis-gis su toogoon muñ mun na am 2024 am lu mu for man loolu laa jàpp de mais loolu en tant que simple citoyen bu gis que deuxième la jëloon élection ba le passé diggante bi bon jëloon na deuxième en 2007 aussi. waaw mais chacun son tour. ñaata 2007 ñu jóge ñëw 2012. ñaata yoon le président war nekk candidat balay nekk président ñaata yoon sur 26 ans et il y est arrivé dara nit da ngay tënku fenn rek. jàpp te bàyyi. mais ku yàgg ci teen ba fekk la benn coalition APR ak réew mi est-ce que du jàppoon ne peut-être mën na nekk le candidat de l'APR en 2024. loolu di gisaane la man xaw ma loolu man daal di ma yaakaar ne moo di su ko président Macky Sall yéene mën na nekk mais pour le moment man sama xel demul ci loolu sama xel demul ci ne président Macky Sall daf ko woo pour ne ko maa lay fal après sama xel demul ci loolu. D'accord waaw pour man ba fii ma toog président Macky Sall dafay wut 3e mandat pour man. ah bon waaw. parce que xam naa sànq ba tey mu bëgg a laaj loolu mais pour man fii ma toll. fi sama xel toll fii ci ni ma gisee ñuy doxale parce que kuy def dernier mandat am na noo dul doxale. naka la doxale luy wane ni que dafa bëgg 3e mandat. xam ma tooñ rek jënd avion bu bees. mais avion du avion. avion président dama nee naa dama lay tooñ. mais pour te dire acte yi may gis muy posé yëpp. ci politique de l'emploi ak ni ñu ciblé zone yi ñuy def emploi yi ak ñi ko wër ñi may yëg li ñuy liggéey ci terrain bi am na lu ñuy wàcc mënuguma ko wax léegi mais soo ma woowaatee ci yeneen bés danaa la ko wax waaw d'accord Alaaji mënuñu am Amady Diagne woon ba mu jógee fi également te ñëwuñu ci li nga xamante ne moo xew ci suñu dëkkandoo yi ci Mali ñenn ñi sax dem ba di ko tuddee coup d'état lu weesu loolu aussi gis nañ li xewoon fële ca Tchad bu Déby ak président Idriss Déby alors la réaction de la communauté africaine ñu bëri di ko ŋàññi ci situation yu mel nii. di ŋàññi waa Mali wala. communauté africaine bi ci boppam lan moo tax jafe-jafe buy am ci seen réew au lieu que ñoom ñu jël en charge la situation mais c'est les autres qui essaient de venir prendre en charge la situation. c'est parce que li fa xew ña ko sooke du africain yi France lan lay wut Mali ñun naka la ñu mën a nekkee ay pays indépendants souverains 60 ans mënuñu tabax armée yu mën a lijjanti suñuy mbir mënuñu ko wala su fekkente ni problème am na lu tax ñuy wuti France du ñu woo waa Sénégal ñun ñoo dàq dem yeneen réew yi lu tax du ñu woo waa Sénégal woo armée CEDEAO justement ñoom lan mooy seen njariñ armée CEDEAO woo pays CEDEAO yëpp ku nekk indi ay force am suñ soxlaa nag matériel ñu wuti ko feneen parce que ñun amuñu ay usines yuy defar ay armement mais ñay jaay armement yi am na ñu am ay relation ak ñoom ñu wuti armement yi indi mais ñoom ñooy ñëw toog gën ñu xam la xew ca dëkk ba pare ñun ñëpp xam nañ ni léegi guerre yi am du guerru dëgg ma jox la ay exemple Libye le Sarkozy waxoon na am na fa yëpp du dëgg rey nañu Kadhafi te gis nañ ne Kadhafi jàmbaar dëgg la woon moo téye woon réew mi kenn du yëngu réew mi di dox di dimbale yeneen pays africain ñu ñëw tas yëpp ba mu ne tasaat fi mu nekk nii tous les problèmes de migration ak armes yi circulé ci Afrique de l'Ouest Libye la jóge waaw ku tax loolu am Sarkozy guerre d'Irak dañu ne woon Saddam Hussein mu ngi ak ay armes de destruction massive gëmloo ñu ko ñu ñëpp ñu gëm ko pays yëpp Nations Unies jox ay woote ay résolution ñu dal ci Saddam Hussein tas réew mi lu mu tabaxoon yëpp ñu tas ko ba mu ne tasar waaw mais léegi kañ la ñuy toog gis ne ñun ñi ñuy jëflanteel te yaakaar ne sunuy xarit lañu duñu sunuy xarit man sax li ma jaaxal moo di nit nee la xarit la ay maamam jàppoon say maam daf leen jàpp mu ñëw coloniser sa réew
def fi travaux forcés soo liiree histoire chemin de fer Congo chemin de fer bi ñu doon tabax ci Congo raay yëpp ñu ngi am ñu suul ci suuf travaux forcés maanaam da ngay ñëw liggéey te amuloo pay. waaw yooyu yëpp jaar ci Afrique. su ma déggee sunu ay yenn mbokk yi taxaw notre ami la France damay ne mais kañ la ñu nekk ami ñoom kay ils nous ont colonisés d'accord on est devenu indépendant mais à partir de quand la ñu bâtir amitié bu tax cofeel ak bëggante am man dama ko gisagul li xew ci Afrique fii yëpp xam nga gis nañ ne kon bon exemple bi ma doon jox moo di mouvement terroriste yi dafa am fu ñuy jëlee arme dafa am fu ñuy jëlee xaalis ñan ñoo leen di jox xaalis ñan ñoo leen di jaay arme loolu kay xanaa war nañ koo mën a lijjanti soo toppee loolu ba lijjanti ko rek daa xam ne du ñun ci suñ biir déedéet dafa am ñoo xam ni dañuy fekk ñaari gumba yu toog di waxtaan ñu mbéj kenn ki boo jaar fayu xeex bi commencé yooyu la ñu war a xool loolu moo ñu dal peut-être un mot sur le conflit israélo-palestinien bindkat nga yàgg nga bind ci yooyu waaw yaa ngi tamit wax sa xalaat yu bëri ci wàllu ci côté yooyu ban appréciation nga ci am ak lan moo loolu da ngeen di ma may sax ma profiter ci rendre hommage ku doon un grand ambassadeur de Palestine Saïd Abbassi nekkoon fi ambassadeur ba nekkoon fi doyen corps diplomatique ci jamonoy Abdou Diouf Saïd Abbassi ak soxnaam Mayada Abbassi ak seen doom Silwan Abbassi ñett lañu fii lañ leen suul Yoff ndax amuñu réew ñu leen suul loolu ñun sénégalais yi war nañ ko xam ñun ak Palestine yàgg na ñoo yàgg présider le comité Al-Quds ñoom ambassadeur jëm ci yàlla Moustapha Cissé à l'époque ñoom Arabie Saoudite ak yeneen ambassadeurs yu mag yoo xam ni Sénégal diplomate yu chevronné la mos a am taxaw nañ ci ay taxawaay yu wér ñun kay mooy li ma la doon wax sànq tubaab yi 1948 la ñu décidé créer Israël ñëw fekk suufu jàmbur ñu daggal leen fa ne leen fii yéen a ko moom dimbale leen nag ndax États-Unis ci boppam ak Israël ñoo bokk yéene ñoo bokk lépp am na sax poète écrivain américain bu ne l'Amérique est une belle chose les blancs la dirigent les noirs l'amusent les latinos la détruisent les juifs la possèdent Israël moom Amérique ak ci nii mbaa ci naa ñoom ñoo ko moom lu fay dox ñoo koy doxal banques yi ñoo ko téye te système monétaire international bi ñoom ñoo ko téye te loolu soo ko téye fan la ñuy ji di jaar mais Afrique ñun am nañu opportunité parce que bari xam nga li tax dugg opportunité bi moo di ñun dugguñ ci système financier international bi fii ñaata nit ñoo fi am compte bancaire taux de bancarisation presque nul su banque àdduna bi yëpp fayitoon kenn du ko yëg parce que suñu compagnie yi suñu mbokk yëpp ay mbuus la ñuy wax takk ci seen xaalis donc système bi mën na cracher kenn du ko yëg loolu opportunité la pour ñëwaat ci Israël Palestine li ñu nekkee kay léegi mu ngi ne fang ndax médias yi léegi avant média officiel agence de communication agence de presse yi ñoom ñoo ko téye ñoom ñoo doon joxe l'information ñi relayer ko Reuters ay AFP ak yooyu mais léegi ku nekk ak sa téléphone agence de presse nga donc xale yi ñu rey avant nga xam ne agence de presse yi dañuy seggi image yi te du génn léegi ku romb gis xale bu ñu rey nga filmer ko nga diffuser ko mu nekk viral adduna bi yëgandoo ko yëf yu bon ak yu ñaaw la ñuy def par contre nañu laaj ana réewu arab yi ana seeni leadership du monde arabe absent leadership du monde musulman absent dégg nga fi benn communiqué OCI anam OCI organisation de la coopération islamique nga xam ni réewu l'islam yépp la regroupé ñu ngi ne pataaram
loolu moo tax ñii ñeme li ñuy def. pourquoi communauté islamique bi mu am benn silence ñu bari di ko naqarlu. mooy jeu d'intérêt yi xam nga dañuy ne pays islamique mais pays islamique moo xam ni bokkuñu ay pas-pas israéliens yi joué ci loolu. am ay intérêt Dubaï intérêt économique am ay intérêt yenn Émirats arabes unis am intérêt Maroc am intérêt nangam jël seen diplomatie. doxal ko ba pays yoo xam ne am na pays yoo xam ne mosuñu yaakaar ne danañu reconnaître état d'Israël reconnaître nañ ko léegi Palestine ñoom ñu ngi leen di seetaan loolu nag war na changer mais loolu diplomatie bu xam fi muy teg tànkam ak bu am leadership bu ambitieux tangu ñoom Nasser monde arabe amoon na fu mu taxawoon Gamal Abdel Nasser mais léegi dégguma fi kenn koo xam ne kii am na baat buy yëkkati ko temps wu Hassan II roi du Maroc am na ci taxawaay bu mu ci amoon mais léegi daanaka dafa mel ni jamono ji ñuy dund leaderu adduna bi ay fonctionnaire lañu rek mais amuñu charisme bi nga xam ne bii moom la ñuy soxla. très bien alors Amadou Tidiane Bane ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci wuy si bi nga wuy si suñu émission tey. jërëjëf Alaaji Baba yow itam. jërëjëf Aïssata. di jaajëfal également tous les téléspectateurs yu ITV di jaajëfal toute l'équipe technique. Rendez-vous mercredi prochain ci beneen numéro Ndari.